Voilà, très bien. Nous voudrions d'abord présenter vous, Sidi Gassama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk Sénégal, mbokk diaspora bi ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di présenter wu Sidi Gassama le coordinateur Booloo Taxawu Askan Wi moo ñëw tey bëgg a waxtaan ak yéen ci Thiès Actu moom ñoo ngi lay nuyu. Très bien, nous sommes sur actuthies.com. Alors, nous sommes fin août 2019, à quelques heures de l'entrée du nouvel an du 2020. Alors, Sidi, nous voulons faire un bilan. Nous voulons en termes de réalisation ci biir Sénégal ci li nga xam ne nguur gi def na ko li nga xam ne nguur gi jotu koo def mais également ci wàllu politique bi ak li nga xam ne jàll na fi ci 2019 ci loi parrainage bi ba ñu dem présidentielle ak ni mel tey Sidi Gassama en tant qu'acteur politique di coordonnateur bu Booloo Defar Thiès lan ngay àddu. Booloo Defar Sénégal. Booloo Defar Sénégal. waaw léegi le problème Oumar ñoo ngi lay sant di la gërëm ci laaj bi nga xamante ni laaj kañu ko nga may ma de passage. ma nuyu képp koo xamante ni yaa ngi ñuy déglu ak suñu mbokk internet yi di ma sawwaat kilifa yi nga xamante ni ñoo fi bàyyi ko ci année 2019 bi classe politique bi kilifa diine yi ak képp koo xamante ni rek natt boobu dal na la wala mu dal sa mbokk maa ngi lay ma saw di ñaan yàlla ñu jiitu suñu borom yërëm leen bu ñu fi des aussi suñu borom may ñu gudd fan ak wér ban dundaat yu bari. xam ni ñi dem seen yaafus yóbbuwu leen ñi fi des it suñu njàmbaar bàyyiwuñu fi kon kullu nafsin zaa'iqatul mawti bakkan boo xamante ni suñu borom wàcce na ko mu ñoom dund ci àdduna bés dina ñëw dina faatu kon nañ bàyyi xel boobu loolu di leen ma saw bu baax di leen ñaanal yàlla yërëm leen xaar leen àjjana laaj bi ma laaj nag ci li nga xamante ni moo ma marqué ci année 2019 bi ñu génn tey nga xamante ni ay heure moo ci des pour mu jeex am na ci lu ma neex am na ci lu ma naqari ndax li ma neex mooy perle bi nga xamante ni moom mooy jumaa Massalikul Jinaan nga xamante ni Afrique de l'Ouest tey wax na ni mooy jumaa ji nga xamante ni moo ci gën a taaru ñu réaliser ko nag ay jullit def ko rawatina waa kër Serigne Touba investir ci li nga xamante ni mat na 22 milliards mu doon loo xamante ni wax dëgg yàlla pas-pas la ak volonté boo xamante ni man dama koy tënk ni mën naa mën a nekk ci lépp rek loo xamante ni jumaa ji wane na ko tey ci cadre yu mën a defar Sénégal. kon suñu amee volonté jàpp naa ne lépp lu ñu bëgg suñ ko amul ci ñun la nan xool suñu pas-pas ndax li ma ci gën a neex mooy jullit yëpp dañ doon benn murid yi yàlla def jumaa jooju sotti seen loxo te jumaa ku ko tudd wax ni néegu yàlla la te yàlla moo santaane julli santaane ñu defal ko ay néeg ñu toog ba ngoon suñu mbokk tijaan yi nga xamante ni tey diggante moom El Hadj Malick ak moom Serigne Touba ak moom Cheikh Oumar Foutiyou Tall ñoom ñëpp. yàlla képp moo taxoon ñu jóg ñu def bu ji fa kon moo lay wane Sénégal sotti ci ak def ci la benn bopp bi ñuy wax ni kenn mënu koo xar ñaar loolu wane na ko ci année bi nga xamante ni mooy année 2019 mu am lu ma naqari ci li nga xamante ni mooy wàllu temporel bi tey ki nga xamante ni moo fi nekk di Macky Sall le président de la République dafa def forcing ci élection bi ñu génn ni ma ko mën a def mooy dafa jël processus bi ko neex jël suñu démocratie delloo ko ginnaaw institution yi nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk mu nappaaje ko jël doole yooyu xeexe ko askan wi xañ ay candidats potentiels ay nawleem yoo xamante ni demuñ ci élection bi indi parrainage am jël suñu 52 milliards def ko ci ay cartes yoo xamante ni amul turu ndey amul turu baay jël fi mu toll ni ay burn ay urne buure ko. tey indi maanaam résultat wu 58% am jël Karim Wade bi exilé ko jël Khalifa Sall yóbbu kaso teg processus am li lay wan ni fi mu toll nii processus boobu bi mu fi noppee tey bëgg naa jubóog Abdoulaye Wade génn na ki nga xamante ne mooy Khalifa Sall kaso ba pare lëkkaloo ak sunu ay institutions yu mel ni conseil constitutionnel ak sunu ministre de l'intérieur ba tax mu foqar ci élection yi jël volonté sénégalais yi jaay leen doole ba tax mu toogaat ci réew mi tey su may wax tey bilan. mooy wane ni fi mu toll nii échec man laa gis ci bi mu toogee 2012 ba tey ni mu jëlati deuxième mandat ndax foofu mën nañ ci def càngat wax ni fi mu toll nii tey le président ci si temps yi nga xamante ni def na ko woote leen ko ci budget lu mat 21 000 milliards jox ko suñu signature muy dem bitim réew di leb suñu tur alal jooju nag ñun dañ doon xaar pour mu def ko foo xamante ni mooy priorité
parce que ku wax émergence ak plan Sénégal émergence bi nga xamante ni ci la ñu woo du réew moo xamante ni dafa war a dellu ginnaaw ci démocratie war a dellu ginnaaw ci wàllu koom-koom ndax tey réew mu war a émerger am développement dafa am socle yu koy téye Umar muy éducation. tey ci nguuru Macky Sall gisaguma benn université digne de ce nom bu xale yu mën a sàkkoo xam-xam bu mu inauguré gisaguma benn hôpital digne de ce nom boo xamante ni tey képp koo xamante ni tawat nga da nga war a faju bu mu inauguré sécurité amul ci réew mi mbay mi sax gis nga tout récemment ñu ñuy tamante dëmm ñoom seen biir semence bi ak li nga xamante ni mooy engrais bi ñi ko waroon jot muy baykat yi da nga xamante ni benn réew mënut a développé sans agriculture tey moo diggoon ñu tey autosuffisance ci wàllu alimentation autosuffisance alimentaire kon du moins loolu yëpp gisuñu ci dara chemin de fer bi nga xamante ni waroon na ko réhabilité ñu doon xaar ñun su Thiès gi ñu dëkk bi mu fi ñëw campagne dana woon sax mois d'avril kër gi dina ubbeekuwaat léegi nag ñàkk priorité yooyu nga xamante ni def na ko ci alal ji nga xamante ni mooy comme réew mi moo tax tey réew mi am front social ba tax tey réew mi yaramu màgget daf fépp foo lan day metti kon lii daal man laa jàng ci 2019 wax ni fi mu toll nii tey vraiment nguur gi nga xamante ne mooy nguuru Macky Sall dañu amoon yéene fal ko à 65% ci 2012 tey mu faxal ci waat volonté population yi gis naa ne échec la ndax li waral loolu mooy institution yëpp jël na paaje ko ba pare nag clientèle politique bi foo ko takk weesu na ko li ma ci gën a metti mooy Senelec le président Macky Sall bi muy ñëw di jël réew mi en 2012 dafa fekk baril pétrole bi wàcc ba 29,2 dollars tey lépp mënoon wàññeeku ci àdduna bi Macky Sall tey amul lu muy indil lu dul Senelec dafa am déficit 12 milliards te askan wi na ko war a fay te Matar Cissé taxawoon ni Senelec am na bénéfice bu 25 milliards centrale yi nga xamante ni inauguré na ko neewoon na fi mu toll nii courant bi dina doy sëpp ci Sénégal ba tax tey suñu dëkkandoo yi nga xamante ni ñoo nekk suñu wet dinañ leen jaay courant tey nag ma gis ne fi mu toll nii injustice bi ma gën a gis mooy le problème de Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna tey Sénégal la boo xamante ni man jàpp naa ni c'est l'homme de l'année ndax tey li nga xamante ni moo ngi koy xeex askan bi yëpp ñoo waroon ànd tey xeex ko ndax institution yi nga xamante ni créé na ko mu doon clientèle politique lu mën ci leen au conseil des collectivités territoriales bi tanoon jël géré woon yàlla na ko yàlla yërëm mu joxaat ko Aminata Mbengue Ndiaye ak conseil économique social environnemental bi mu jox Mimi Touré assemblée nationale bi institution yëpp moom institution la yoo xamante ni amul askan njariñ te alal jam fay tàbbal mën na ko jël dugal ko ci Senelec ministre yi mu casé nga xamante ni tey soo xoolee la ministre portefeuille ak ministre yi nga xamante ni ñoom la jox ñu nekk ay conseil ci wetam ak ministre conseil yi ñoom ñëpp soo leen calculé tey mat nañ 84 personnes jëm 85 personnes wax na ko train de vie état bi cher na oto yi mu jëndal ko ñi nga xamante ni matuñu 2000 personnes plus de 307 milliards yooyu yëpp moo lay war ni ñoom seen bopp lañ fi nekkal réewu Sénégal taxu leen mu jóg ndax lii ma limal yëpp ne mooy socle pour téye réew mi su doon alal jooju jël nañ ko wàññi seen train de vie je crois que front social bi tey lu ci ëpp su jeexul dina am loo xamante ni wàññeeku na. alors très bien ci wàllu chemin de fer wax nga ko ci wàllu relance bi mel na ni am na ay jéego yu bees. waaw chemin de fer bi li ma ci gis ay panel laa fi gis ak i diggé mais gisaguma dara lu concret loo xamante ni fi mu toll teg nañ ko ci kaw taabal yi tey li ma gis daal mooy le président Macky Sall réew mi ci slogan la ko yore ak i chiffres ak tâtonnement ak jaay doole institution yi nga xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk tey mu am prérogative bu jiite réew mi ñun ñu am suñu prérogative bu suñu gisee lu naqari wàcc ci mbedd mi def marche yoo xamante ni dafay pacifique loolu xañ nañu ko kon man waxi Macky Sall du ma ci dóor sama doom ndax yàgg nañu dig loo xamante ni fi mu toll nii askanu Sénégal ñoo ko toog di ko xaar waaye fi mu toll nii daanaka duñ ci gis dara Wolof Njaay nee na nag ku la dig añ joxu la ko su la diggee ren joxu la ko su xëyee na la dina ndekki soo ko gëmee ah da ngaa gàtt xel rek. Sëñ Sidy alors la ngay àddu ci commission bi nga xamante ne moom moo yore mooy piloté dialogue national bi mel na ni installé nañ ko officiellement. waaw dialogue boobu jàpp naa ne théâtre la parce que le problème a nekk wax nañ jël nañ 85 membres tey lan fay waxtaanee daanaka fi mu toll nii sénégalais yi ñoru leen ndax seen bopp dañ fay xool pour Macky Sall dañ lay mën a jaar peut-être 3e mandat bi xëy na su demee ba ci kanam mën na def wax waxe waaye su dee tamit fi mu toll nii du am pour mën a jaar ci grande porte parce que scandale financier yi bari na te tey fi mu toll nii moom processus boobu ma la waxoon ci élection bi passé gis na ni li mu bëggoon teg lépp ba tax mu ne woon ñàkk nguur gi dee moom ak gënal maanaam noppi na
objectif am atteindre na ko parce que bëggoon toog nekkaat président de la république am deuxième mandat moo ko taxaw na jóg ba tax mu galfan ñëpp. léegi nag dialogue bi ma lay wax nii gisuma ci intérêt sénégalais yi parce que lii ma lay wax nii fi ne à l'heure actuelle ne moo am ci réew mi bu doon front social tey dialogue mënu koo gérer li ñuy xaar tey ci Macky Sall fast track sax bi mu waxoon ni dafa bëgg gaawal affaire ba tax mu supprimer premier ministre tey réew mi tey la gën a taxaw kon dialogue bi fi mu toll nii dialogue ba mu defoon rek jamono bi muy génne Karim Wade nga xam te ne li mu bëgg jubóog ñëpp pour mën a jaar ci grande porte bi ba rakam pétrole bi nga xam te ne ñoo ngi ko koy jiiñ waa BBC fi mu toll nii def information yu leer yéen journalistes yi aussi ngeen yàgg ko éclairer ñun politiciens yi ñu yàgg taxaw alerté ba pare dénoncé loolu fi mu toll la bëgg a def mascarade moo tax mu woote dialogue war ni fi mu toll nii Sénégal tey ñun ñëpp dana war a nekk benn pour liggéey mais moom fi mu toll nii man li ma gis mooy franchement ñun ñi nga xam te ni ñoo àndal ak moom démb amoon yéene ci moom dafa war askanu Sénégal. Très bien alors 2020 ay waxtoo ci des ñan ngay souhaiter meilleurs vœux. non Sénégal yëpp parce que suñu limee danay juum ñoo ngi ñaan Sénégal daal nga xam te ni dëkk la boo xam te ni su nekkoon doom tey ñun mënuñu ko génn parce que amuñu fu ñu jëm ñoo ngi ñaan yàlla ñëpp nekk ci jàmm ñu mën a am école yu baax yoo xam te ne égalité des chances dina am pour ñi néew doole ak ñi am doole kenn du leen xàmmee ñëpp mën a jàng ku bëgg a faju ku bëgg a lekk-lekk ku bëgg a naan di ñaan suñu borom bi nga xam te ni moo am kàttan yàlla na xettali Sénégal. Actuthies.com mu ngi lay jaajëfal. jërëjëf.